Le 31 juillet 2022 dafa nekk benn tournant décisif ci sunu dundin ñun sénégalais yi. Le 31 juillet 2022 dafa nar a nekk une date historique dans la vie politique sénégalaise. Le 31 juillet 2022 c'est un rendez-vous important pour la jeunesse sénégalaise. Ndax le 31 juillet 2022 le Sénégal di amal ay élections législatives pour tànn ay ndawi réewam yu ko nar a toogal fële ci Assemblée nationale. Le 31 juillet 2022 bokk na ci nouvelle génération bi wala jeunesse bi di xaar bu baax a baax parce que ñun ñëpp d'accord nañ ni Assemblée nationale bi ñu am nii Sénégal mérité wu ko. Assemblée nationale bi ñu am nii dafa médiocre. Assemblée nationale bi ñu am nii ay député yu yaafuus yu yabaate ak yu ñàkk wekk askan wi ñoo fa ne. moo tax dañuy am contentement mu bag bu ñu gisee ay jeunes yoo xam ne ràññee nañ leen ci seen pertinence ci seen professionnalisme mais surtout ci seen éthique jug ne ñoom dañoo bëgg daagan baatu askan wi pour dem teewal leen fële ca pencum ndaw réew yi. ñu mën ci lim kii di Pape Djibril Fall mi nga xam ne journaliste la mais dañu remarqué biñ ko commencé gis ci télé yi ba léegi à chaque fois il a toujours été pertinent cohérent mais surtout constant. kon tey ku mel noonu bu taxawee ne dafa bëgg ñun sénégalais yi wala ñun jeunesse bi de manière particulière yóbbu ko fële ci assemblée dañ ci war a kontaan parce que ce n'est pas normal ou dans un pays où la majorité des sénégalais sont jeunes ay pas yoo xam ni li leen dese ci àdduna bëreetul di décider naka la ñu war a dundee fii ak 50 ans ak yenn loi la ñu war a dundee fii ak 50 ans du dëgg du yoon. ndaxte loolu mooy pas yi nga xam ne desetuñ dara ci àdduna ñooy ñëw ne yéen xale yi kat lii moo gën ci yéen alors que ñun xale yi am nañ xel mën nañoo xalaat te suñu xel ibbeeku na ci àdduna bi xam nañ lii xew bu baax kenn gënuñoo xam enjeu yi. des fois nag nga gis ci réew mi ay nit ñoo xam ni sol seen costume cravate démontrer leen par A ou B ni jeunesse bi dañoo ñàkk jom jeunesse bi dañoo ñàkk fayda jeunesse bi dafa inconsciente. wala nga gis ku sol grand boubam daraam ju rëy di la démontrer par abajada que jeunesse bi amuñu xam-xam te bëgguñu lu baax alors que jeunesse bi ñu am kenn gënu leen consciente. jeunesse bi ñu am kenn gënu leen bëgg seen réew jeunesse bi ñu am kenn gënu leen am jom. ndax fii rek la ñuy gis ay ndaw yu xëy yor turel pelle ak siwo dem taxaw ci rond-point Kër Massar di xaar ku leen woo journée. fii la ñuy gis ay ndaw yu nekk ci diggu tali bi naaj bi tàng lool ñu yor seeni njaay di dàqanteeg oto yi pour am dara. fii la ñuy gis ay jeunes yoo xam ni lépp luñ warloog système bi def nañ ko mooy jàng nañ ba heure jàng jotee am seeni diplôme yu wóor après pour am liggéey ay branlon lañ lay wax. kon tey jeunesse boobu noonu moo bëgg a jël responsabilité am jeunesse boobu noonu moo bëgg a déterminer moom fan la yoonam di jaar. kon ngalawaay nañu déglu jeunesse bi mais aussi bu ñu fàtte ni tamit jeunesse bi ñoom ñooy fal. kon jeunesse bi tey bu élection yi jotee bu leen fàtte mukk liñ jot a dund ci ginnaaw ak ñi nekk assemblée ba nan naqar la ñu teg ak ñàkk respecté guñ ñu def. yooyu yëpp c'est en prendre en compte mais aussi di fàttali juste que ni tey li xew mooy ñëpp xam nañ ni politiciens yi baaxuñ ci kër baaxuñ ci àll
amul lu ñu njëriñ te depuis 1960 ba léegi ñoo ñu tardel kon tey dañoo war a jox confiance ñi nga xam ni amuñu expérience bu bëri ci politique mais xam nañ li jeunesse bi di jooy ndaxte ñoom ci lañ bokk. Au-delà de Pape Djibril Fall gis nañ tamit Guy Marius Sagna ne moom candidat la pour dem fële ci assemblée. Guy Marius kuy toog di wax ci moom yaakaar naa ni mooy perdre sa temps parce que ñëpp xam nañ ko, ñëpp xam nañ li muy xeex ci réew mi, ñëpp xam nañ li muy def ci réew mi, ñëpp xam nañ li muy daj ngir réew mi. moo tax buñ ko gisee mu ne moom dafa bëgg a doon député duñ def lu dul du ci am contentement bu rëy parce que li muy xeex yëpp étant simplement un activiste bu demee assemblée ci la koy gën a mën a xeex parce que foofu la ñu wax pencum ndayu réew mi. gis nañ tamit ñeneen lu ko mel ni ay Cheikh Omar Diagne te foofu sax faw ñu def fa parenthèse parce que gis nañ ni bi Cheikh Omar Diagne ne dafa bëgg a doon député ci la ñu commencé manipuler justice bi et manipuler une partie de la population sénégalaise pour mën ko tëj ci waajoo xam ni moo ngi tudd Djibril War ci député boo xam ni ñëpp xam nañ ni dafa bokk ci organisation boo xam ni dafay xeex pour dooleel góor jigéen waajooju moo tëjlu kii di Cheikh Omar Diagne mi nga xam ne ñëpp xam nañ ko ak nit lu mu mën a am divergence ak moom war na xam ni xeex góor jigéen ci lay xëy ci lay gontu xeex franc-maçonnerie ci lay xëy ci lay gontu kon tey bu ñu seetaanee ba waajoo xam ni moom day xeex pour góor jigéen jëm kanam fii ci Sénégal tëjlu koo xam ni day xeex pour góor jigéen du fi am ñoo ngi seetaan de ñoo ngi sàggan de te lii kat bu ñu ko seetaanee fu mu nar a jëm du neex de parce que bu dee ku fi xeex góor jigéen ñu jël la ràpp tëj loolu du jëm kanam. il faut ñu xam naka la ñuy xeexee ak yan stratégie la ñuy teg c'est pas à chaque fois que nit ki jubóowuñu ci lii rek leneen lu ñëw dañu ko war a jàppee comme noonu kon nañ ci taxawaat bu baax. Au-delà de Cheikh Omar Diagne gis nañ tamit yeneen jeunes yoo xam ne ñoom wax ni ay candidats lañ lii si ci élection député yi mën nañ ci citer Zahra bu Ousmane Sonko noonu lañ koy woowee fële ca Tambacounda mën nañ ci citer Amadou Dieng fële ca Sangalkam ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ni kat jël nañ initiative ne ñoom dañoo bëgg teewal sénégalais yi fee ca pencum ndaw réew mi. am na tamit beneen initiative boo xam ne c'était la société civile malheureusement mujjul antu xam naa dinañ ci gën a ñëw ci yeneen détail ak beneen analyse lan moo tax mujjeewul antu ak yan galgal moo ci mujjee am. li ante li mat a jàpp mooy élection législative yi di ñëw il faut que ndaw yi ñu wane seen bopp il faut que ndaw yi dëggal seen bopp mais surtout il faut que ndaw yi jëmmal seen bëgg-bëgg ci yorin réew mi te loolu lenn rek moo koy mën a wane mooy bu jour ba le 31 juillet 2022 ndaw yëpp génn voter massivement pour la jeunesse et pour la vision de la jeunesse parce que tamit dañoo yàgg sonn ci ay nit ñoo xam ni amaluñ ñu benn njëriñ te seen dund gaa wees na ñu continuer di ñu tënk ci ay loi yu amul benn bopp yu amul benn genn yoo xam ne correspondre ak nos réalités socioculturelles kon mbokkee xarit loolu moo nekkoon jàngatu bés bi di leen wax ni rek bu dee abonné wu leen ba pare activer cloche de notification bi pour bañ a rater yeneen xeetu jàngat mais aussi bu dee vidéo bi jàngal na leen lu bees aimé leen ko ba pare partager ko ndax ni mu leen jàngalee lu bees mën na ko jàngalee keneen kon di leen sant di leen gërëm di leen jox di daje ci beneen épisode wasalaam.